téléspectateur yu ITV di leen dara jàmm seen xibaaru njolloor si lu si gën a fës lañ taxile tuuti ñu faram fàcce leen ko bokk na si lu gën a fës si xibaar yi mooy askan wi nga xamante ni ñooy yeewoo ca Touba rawatina yoonu Daaru Rahman ñoom ñu ngi naqarlu bu baax a baax mbënd bi nga xamante ni am na fa te ñu ngi woo ñi nga xamante ni ñooy autorité municipale yi ñu jël si ay motukaay yu am solo ndax lu des si màggal bi bëriwul ndax 18 safar jàpp nañ ko si ñaar fukki fan ak juróom si weeru septembre daan si ànd ak Gora Ndaglo ak Thierno Faye si biir xibaar yi leneen lu ñu waxtaanee si biir xibaar yi bokk na si li nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono ji te soxna yi di ko faral jëfandikoo ngir mën a yokk bu baax a baax seen yaram wala tamit lépp li nga xamante ni ñoom yàlla may na leen ko mu nekk li nga xamante ni nemmeeku nañ ko ca marché Dior daan si ànd reportage ak Ami Diouf ndax yooyu la tamit médicament wala tamit yooyu la nga xamante ni soxna yi ñu ngi koy jëfandikoo dina am ay effets secondaires dañu waxtaanee mbirum afro basket Sénégal ak Côte d'Ivoire ñetti waxtu lay doon mu doon demi-finale bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar si biir xabaar yi Sékou Seydi di envoyé spécial bu groupe E-Media ca Rwanda rawatina ca capitale ba di Kigali dina si ñëw wax ñu tamit solo gi nga xamante ni match bi am na ko ndax Sénégal ak Côte d'Ivoire bi mooy fukki yoon ak juróom-ñeent ñuy tase si lépp lu jëm ci wàllum compétition continentale ku si nekk am nga juróom-ñetti ndam dañ ko yaatal ci biir xibaar yi leneen lu gën a fës si biir xibaar yi nuñ ko baaxoo di amalee samedi bu nekk muy wàllum article de la semaine nag tey nag génnul kër gi ndax site bi di emedia.sn nañu dem seeti rawatina moo di Ndiaye di directeur site bi mu def taxaw seetlu jëm si nga xamante ni moom moo di denrées alimentaires yi ndax semaine bi ñu ngi ko doon waxtaanee lu am solo jëm ci wàllum sucre huile ak ñoom seen loolu yëpp daañ ko yaatal ci biir xibaar yi lu ñu jeexalee si biir xibaar yi bokk na si lu gën a fës si yéenekaay yi tey jii nag si samedi bi dañ si ànd ak Alaaji Baba Ndiaye mbokk téléspectateurs yi soo leen tax ñu faram fàccee leen lu si gën a fës mbokk yi seetaan ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru benn waxtu yi xibaar yi nag lu si gën a fës mooy arrêté bi nga xamante ni waa ministère du commerce et des PME di petites moyennes entreprises génne nañ ko tey jii boobule arrêté lu si gën a fës mooy ñëwaat bu baax a baax di leeral jaaykat yi nga leen lépp lu jëm ci wàllum huile mbir mi njëg li nii la tëddee lu jëm ci wàllum sucre pain ak gaz butane mbir mi noonu la tëddee ndax suñ jàppee rek wàllum dëwliñ bi kilo bi léegi mu ngi jar 300 francs sucre kilo bi di jar 600 francs wàllum mburu mi tamit mbir mi dina mën a jar lu toll si fukki dërëm 100 francs 150 200 francs lépp lëkk lu nekk ak tamit gramme bi nga xamante ni moom lay toll loolu daan si ñëw suñu yeneen xibaar ak yaatal suñu naataango yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum tolluwaayu marché bi fii ci Sénégal leneen lu ñuy waxtaanee mooy wàllum mbënd bi dem ca Touba comme ni ngeen ko xamee lu des si màggal Touba bëriwul ndax jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom si weeru satumbar bi ñu nekk ca quartier bu ñuy wax yoonu Daaru Rahman foofu nag ndox mi daf leen sonal trop moo tax askan bi dañ gën di ko naqar lu baax a baax ñu ni autorité municipale yi naka noonu autorité étatique yi dafa jot nag ñu fexe indi ay matukaay yu am solo ndox bi mën fa jóge su ko defee ñu màggal si nu mën a mucc ay bi Touba dañ fay fekk Gora Ndaglo ak Thierno Faye maire dafa takki brassard rouge ngir fësal seen naqar ñooñu di askan wi yeewoo ci yoonu Daaru Rahman ginnaaw ba ñu ne màggal gi mu ngi dëgmal si tax ñu takku taxaw ngir yëglu ci mbënn mi ñu nekk tere leen a nelaw. ndox mi jóge Daaru Xudoos bi jóge Jumaaja bi jóge tout ci dëkk bi fii lay tase ku ne gis na ndox mi ni mu mel nii bi ñu dajalee mbooloo mi ci la ñëpp ñëwaat nii ngir taxawee lii ngir ñoo leen parce que ñoom ñëpp a génn seen i kër kenn ku ne da nga naan tëdd yow ak sa njaboot nga uuf sa njaboot mais tey jii njaboot gi yëpp saw nañ amul kenn koo xam ne yaa ngi yeewu ak sa njaboot ñëpp dem nañ ñenn ñi seen matériel yi yàqu nañ
borom kër yi ñu amoon ci alal yëpp defaloon nañ ko seen soxna yi te lépp yàqu na. mer lañu def jëmale ko ci njiital bokk moomeel bu Touba tax askan wi di yeewoo ci yoonu Daaru Rahman ne mënatuñu ci li ñuy dund. Abdoulaye Kane ak moom ñun moom sa fii moom amul maire bi mu fi ñëwee barki dem gis na li mu fi daj moom amu fi parce que tamit am maire mënoo jël ci gox doo xool la waa gox bay daj doo leen dimbali ci dara doo leen jàppale ci dara parce que tamit li ñu jàppale mooy Touba ndaamaat lañ jàpp Kër Ñang non ndaamaatu Kër Ñang yoonaaru gi li fi nekk newut fenn yoonaaru gi li fi nekk nekkut fenn kon nañ dimbale askan wi di jox sëriñ bi information yoo xam ne parce que lii sëñ bi yëg ko lii nit ñi dund fii ci ginnaaw sëñ bi xamu ci dara kon nañ fexe ba di ko wax li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ndax taalibe yi sonn nañ te ay taalibe donc ñoo jël dëkk bi te lépp loo fi gis mu baaxoon jag taalibe yi yoo ko fi def. ci loolee ñuy sàkku ci état bu Sénégal naka noonu ci yenn kilifa diine yi ñu def seen kéemtulaay kàttan ba jàppale ñu loru ci mbënd yi lay. ñoo ngi woo ñëpp ci dimbaliñ ci lii soxlawuñu ceeb naam baax na soxlawuñu diw soxlawuñu ciment la ñu soxla mooy na ndox mi jëli fi parce que benn ndigal rek la ñu sëriñ bi bàyyee woon muy màggalu Touba te ku ne xam ne màggal gi agsi na te fa suñoo yéene dem fenn di ko fa màggale furut suñu dëkkuwaay yi ñu ngi ñaan fii balaa màggal ndox mi na fi jóge ak nu mu fi mën a jógee loolu la ñuy ñaan gis nga bu nekkutoon tali bi ci Touba ci kanam def yoon daaru amul kuy dugg amul kuy génn ñoo ngi sant Touba ci kanam nag parce que lii nii ñoo ko may opportunité bi pour ñu mën a fi jaar jàll grâce à Touba ci kanam bu tutoon moom yoon daaru day tëju. ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi askan wi yeewoo ci yoonu Daaru Rahman bëgg ci seen boolu njàmbat ginnaaw ba ñuy xamle ne ñi di kilifa yi nekk ci administration bi yooyu ñu yàbbi ci jafe-jafe yi ñuy dund bàyyi ko ci mbënd mi. Goro Naglo di la jaajëfal bu baax a baax ñu dellusiwaat fii si Ndakaaru dem si plan Jaxaay ndax ñenn ñi si askan bi fa yeewoo dañ leen wax nañ fa génn maanaam daal dañ leen jox ay sommation ni fu ñu toll nii dëkkuwaay yi nga xamante ni ñoom ñu ngi fa yeewoo saa su nekk nañ fa génn nu mu gën a gaawe ñoom nag nee nañ mbir mi duñ ko nangu benn yoon moo tax ñu ngi sàkku suñu njiitu réew mi président Macky Sall mu amal intervention nu mu gën a gaawee ngir mbir mi saafara mën si am Mamadou Lamine Fati. te fii nag keneen kuñ fi nar a génneeti bakkan mooy police na pare ay giréem. ñi nga xam ne ñoo nekkee ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom kër yi nga xam ne ñoo nekkee ci plan Jaxaay tey jile ñoom nee nañu dinañ takku ba dëkkër jaay seen bakkan ba kenn du leen génnee ci kër yi lee. cimetière yi dina fees police pare ay giréem te xam ne ñun daayuñu xam nañ ne état mënul attribuer kër depuis 2014 la état gëj a attribuer kër ñun nag. kayit bi ñu ma indil man ñama jugé nañ ma ci sama absence te musuma yëg jugement xam nga li ñu def ci kayit bi nee ñu 2018 la ñu attribué ñu ne ma soxna Seynabou Seck kër gi nga nekk moom kooku lañ ko attribué ma ne ko ban mu ne ma 2018 ma ne ko état ñëw ne kër gi attribué wuñ ko 2020 yow nga ne 2018 lañ la attribué kër. ñenn ñi nga xam ne ñoo nekkee ci mouvement ànd suqali Jaxaay jox nañ leen ay kayit yi nga xam ne huissier moo leen ko jox ngir ñu mën a génn. ñoom ñu jàpp ne lu nu mel teguñu ko benn yoon ci yoon. kayit yi fiy ñëw yëpp tribunal Pikine Guédiawaye lay jóge ñu ne la juge nee na àtte na sa ginnaaw ndax convoqué nañ la 2 fois demoo te yàlla xam na ne day fekk mosoo gis kayit def nañ ko fi lu mat 10 personnes te loolu teguñu ko fenn waaw. tey jile ñi nga xam ne ñoo nekk ci kërum plan Jaxaay yooyu la nga xam ne kenn jox ko kenn ba tey jile ñu ngi ñaan njiitum réew mi Macky Sall mu dugal ci loxoom. nag monsieur le président de la République du Sénégal moo ñu jiite. moo recensé këram yi xamal ñu ne lii kër yi ngeen nekkee kenn attribué wu ko kenn moomu ko ñu ngi koy xamal ne nag sàcc yaa ñuy toroxal sàcc yaa ñuy fitnaal sàcc yaa ñuy sonal ndax xam nga ne huissier bu indee kay ni juge moo ko jugé te xamoo nu mu jugé woo ngay néew di doole amoo ginnaaw yaakaaroo nag ku dul président de la République ñu ñu leen di accompagner ñu taxaw toroxal la doo mënal sa bopp dara lii dafa ñaaw ci Sénégal nañ ci wax. ci atum 2014 programme bi nga xam ne dañoo jagleloon ay kër tuddee ko plan Jaxaay demoon na ba am ay kër yi nga xam ne tabax bi jeexul woon ñenn ci askan wi amul kër dem foofu jël ko dëkk ci tey jile askan googule la ñu jébbal ay këyit bu huissier joxe dañoo bëgg rek ñooñu le ñu génn ci kër yooyu le di addu ci wàllum politique ndax ca Grand Dakar tey si suba tàngoon na trop jëm ci wàllum transfert d'électeurs dem si ngoon tamit soo demoon ci sous-préfecture bu Grand Dakar coow li dafa ni woon kur takkarnaase ndax lu des jëm ci wàllum révision liste électorale yi ak tamit inscription jëm ci wàllum liste électorale yi lu si des ay fan yu néew la ndax fukki fan ak juróom si weeru septembre nañ ko war a clôturer moo tax coow li bëri Pape Daouda Faye demoon na ca Grand Dakar ñu teew lu reportage am ànd si caméra bi ak Augustin Mondan.
ay nit ñu bëri ñoo daw wutali sous-préfecture bu Grand Dakar li ni mel am gannaaw gi di ñaawlu transfert électeur bu ñu amal ci biir préfecture ñii di ñu xamal ni dafa am càcc bu ñu nemmeeku ci biir bind ci liste yi bu ñu sukkandikoo ci Mohamed Kouma sous-préfet moom waxul dara ci mbir mi ndaw bi teewal maire Grand Dakar ci biir commission bi càcc bi lu feeñ la te mënatuñ ko nangu. coow li dara waralu ko lu dul dañoo seetlu lu dul yoon loo xamante ne nag lu ëpp tuuru soo fi seetloo ñu fi nekk ñi ñëpp tey kenn bokk si gis-gisu politique mais suñ demoo ba booloo mooy dañuy sàmm askanu Grand Dakar ndax bëgguñu am maire boo xamante ne ñeneen ñoo jógee yeneen gox di ko fal bi ñu seetloo loolu ñu yëg wax monsieur le sous-préfet pacifiquement expliqué ko mu ne ñu dysfonctionnement fépp la am ñu ne ko kon monsieur le sous-préfet ndax da ngay nangu ñuut njaaj mun nañu séance bi jeex na jug leen ngeen dem sa yoon loolu la ñuy tontu bi ñu tontu loolu ñu def bataaxal wax askan bi li fi jot a xew yëpp ne nag suñ ci trouvé wul solution dina utiliser les moyens physiques. bu ñu sukkandikoo ci Aïssatou Fall sàcc bi moom am na ndax mu ñuy xamal ni numéro domicile am jox nañ ko keneen koo xam ne dëkkul ci gox bi bu ñu sukkandikoo ci moom ba léegi électeurs yañ fay indi dëkkuñu benn yoon Grand Dakar naam sa bu ñu seetloo oto nguur gi moo leen fay indi. li tax ñu ñëw fi moo tax Grand Dakar donc depuis le début dañu gis loo xam ne moo fi am boo gisee au niveau du département Grand Dakar commission bi moo ëpp li fi am ay transfert te délégué de quartier yi peut-être ay complices lañ ñoo leen ko jox di leen jox ay numéro yoo xam ne c'est des numéros fictifs wala ñuy jël numéro kër yoo xam ne ñooñu dëkkuñu fa ñu leen di wutal fii résidence ñun dénoncé nañ ko au niveau donc de la sous-préfecture. gannaaw gi ñu nemmeeku ay xataraayu représentant parti Reva bi mu ngi xamal ni lii jaarul yoon benn yoon te li ni mel mbirum politique kese la. On a constaté aujourd'hui qu'il y a des transferts massifs. nemmeeku nañu nag ay transfert électeurs ci bile préfecture lii nag ànd ak jalgati te jàpp nañu itam ay politique kese la wante ñu jàmmaarloo ak ñoom. Donc c'est un combat politique. ci jamono jooju moom ne dëkkee Grand Dakar nga yuxu càcc ba naam sous-préfet ba moom bëggut woon a wax ci kanamu caméra yi waaye Makhtar Ndiaye mu ngi xamal ni li mu mel politique rek a ko lal ndaxte kayit yu leen jox amul benn firndeel buy wane ne jaar bu yoon. Pape Daouda Faye coow transfert d'électeurs yooyu rek du fii si Grand Dakar Ziguinchor tamit soo fa demee da ngay gis ni coow li nee na kur diggante Pastef ak coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Ousmane Sonko dañuy ñaawlu wala tamit dañuy tuumaal Doudou Ka bi nga xamante ni membre la ci APR nekk directeur général bu AIBD ni dafay day amal ay transfert électeurs moo tax démb dañu bloqué woon fi nga xamante ni foofu dañuy amalee inscription sur les listes électorales lu mat benn waxtu moo tax police moom mujj ñëw ngir indi saafara si li ni mel si teewaay Assane Ba mi nga xamante ni moo teewal groupe Omédia ca Ziguinchor. préfecture bu Ziguinchor diggante militant dogu pour le grand Sénégal bu Doudou Ka ak yu Pastef waa Pastef yooyu dañuy tuumal directeur général bu AIBD ni day def li de transfert électeur mu jëlee leen ci yenn région yi indi leen ci Ziguinchor ngir rek mu yokk chance ci élection locale yi di ñëw. lu fi xew Ziguinchor mooy depuis démb Doudou Ka daf fi andi plus de 10 bus mu ñu fees tepp ak ay nit. mu jëlee leen Kaolack jëlee leen Ziguinchor Tamba je ne sais pas fan Dakar Matam Diourbel fu nekk ci Sénégal jëlee na fa bus andi la Ziguinchor pour def transfert d'électeurs ñoom suñu ragalee ñu xam ne dañuy perdre Ziguinchor waruñu waaw dañu doon ay gentleman. parti bi nga xamante ne moom lañ tuumaal nag indi na leeral ci affaire bi nga xamante ne mooy def la chronique ay fan a ngi nii ci biir capitale du sud. ay invective la rek li gars yi di wax comme nga leen xamee ñoom leur seen sport favori manipulation la di wax la nga xamante ni taxawul alors fii Doudou Ka ci réew mi la dëkk Ziguinchor nekk doomu Ziguinchor alors bokk ci bu rëy bokk ci famille bu yaatoo pratiquement fépp ci Casamance alors léegi membre famille ñoom ñoo décidé ñëw Ziguinchor inscrire ci fichier bi jàppale Doudou Ka alors loolu kan moo ko mën a tere alors que keneen ka nga xamante ni mu ngi doon bëgg a wut leneen damay bañ a tudd tur alors ay mbokkam jóge nañ feneen ak feneen dem jàppale ci ko Dakar ñi fa jógee ñëw 2019 ñëw voté ci Ziguinchor ñoom yëpp loolu lañ def alors est-ce que ñun accusé nañ leen ci loolu. ginnaaw ay minutes yu bëri yi nga xamante ne militant Pastef yi bloqué woon nañ processus inscription ci liste électorale yi police nag la ñu woowoon en renfort ngir mu régler situation bi nga xamante ne tàngoon na lool ci diggante ñaari camp yi.
dañu jugee Kaolack dem ca dañu jugee Ziguinchor dem ca Kaolack fekk fa Adama Sarr mi nga xamante ni moom moo taataan kàddu Abdoulaye Khouma moo jiite mouvement doomi Kaolack moom dafa déclaré candidature am waaye tamit profité na si occasion boobule naqar lu baax a baax retard bi nga xamante ni am na ci travaux yi nga xamante ni maire bi di Mariama Sarr mu ngi koy tàmbali amal ci marché bi nga xamante ni moom moo di marché Medina Baye Abdoulaye Khouma Adama Sarr moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko. Objectif mooy récupérer suñu mairie moo ko moom. jéem a génnee Kaolack ci guddi ñu nekk tey ñu mooy duggee Kaolack ba tey sama yaram dafa daw. bref nit ñi am nañu leen naqari mais dañ maa tertu parce que dañoo am yaakaar ci man. am leen loo xam ne nag gàcce la ak rusu la munoo nekk maire nekk ministre de la république gouvernement protégé la munoo fexe ba defal Kaolack. te ne dañoo ne marché bi ci yow la kale bu fekkente ne yaa kale marché bi joxe autorisation di ubbi marché bi marché Médina Baye ñu ko ci accusé dañoo ne Macky Sall la ko tax te Macky Sall lu mu defal Kaolack ñu nekk ay ndawam xeexal ko nekkal ko fi guddi di nekkal ko fi bëccëg tey li ma def ak lu ma xëyee Macky tax ma koy def te bu taxutoon a Macky man du ma politique pare naa après Macky Sall dootuma politique kon nag nañ bàyyi affaire amee benn affaire naan Macky Sall moo ñu war a jox ay 3% ci marché bee ñu loolu amul fenn ku jël engagement tabax marché na jël engagement inauguré marché naa jël engagement wóolu commerçant yi jox leen ko ñu ko koy fay comme ni ñu ko waxee ci contrat bi mais président du jox kenn 3% pour lan. mu nekkoon Abdoulaye Khouma ñu àddu jëm ci feebaru mbas bi tolluwaay bi fii ci Sénégal ndax tey rek dañ nemmeeku ni juróom-ñeenti nit ñoo si ñàkk seen bakkan dem si ajuma ji fu ñu toll nii ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ba fi feebaru mbas bi duggee si Sénégal ñaari fan si weeru mars atum 2020 toll na si junne ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñi nga xamante ni ñoo am cas positif tey jii si samedi bi toll na si téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xamante ni am nañ si tan toll nañ si juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar cas grave yi nekk si service de réanimation yi toll nañ si juróom fukk ñi nga xamante ni ñoo nekk sous traitement ñu leen di faj kër waa kër docteur di leen bàyyi xel toll nañ si juróom-ñaari junni juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu nekkoon na tolluwaayu mbas mi fii si Sénégal ginnaaw coronavirus dañuy jël avion bi jóge Sénégal dem ca Washington fekk fa suñu envoyé spéciaux di Migui Maram Ndiaye ak Souleymane Diallo ñi nga xamante ni ñoo topp waa compagnie Air Sénégal mi dalloo bërki dem Casamance muy jóge Sénégal dem ca Washington moo tax dem Ibrahima Kane nekk directeur général bu Air Sénégal dafa amaloon conférence de presse ñëwaat bu baax si tolluwaayu Air Sénégal lan moo ko wutalee ak compagnie yi nga xamante ni Sénégal amoon na ko Air Sénégal nan lay fexe ba li nga xamante ni moo dal yeneen compagnie du ko dal Ibrahima Kane nekk njiit li am na si yaakaar te tamit di sàkku si nga xamante ni moom moo di askanu Sénégal ñu dugal seen loxo bàyyi xel bu baax a baax bu lay compagnie Washington Migui Maram Ndiaye Souleymane Diallo ñooy ndaw ñi nga xamante ni ñoo fa toogal groupe E-Media. Air Afrique ak Sénégal Airlines ñoom ñoo njëkk a doon compagnie yi nga xam ne rek amoon nañ fii si biir Sénégal waaye ñoom mujj ñoo mucc ndaxte ñoom ñaar ñëpp jamono jile dee nañ loola waral Sénégal SA daal di judd ñetti at a ngi waaye moom dafa mel ni tàmbali naa naaw ba sax dugg fi nga xam ni moom moo di Amérique waaye suñu sukkandikoo si directeur am jaan ba nga xam ni moom moo màtt ñaari compagnie yi njëkk ya jël nañ matuwaay yépp ba mu bañ a màtt lii di Air Sénégal. Aujourd'hui, Air Sénégal, ce n'est pas juste un projet d'une compagnie aérienne. Nguurug Sénégal nag jot investir lu toll ko $1 million ci aéroport international Blaise Diagne investir na itam lu toll ko juróom-benn téeméeru junni ci dollar ci li nga xam nag moo di compagnie aérienne bu Sénégal ak itam lu toll ko $200 millions ci li nga xam ne moo di aéroport régionaux yi li nag doon projet bu am solo mën nañu ko tuddee sax projet de développement économique maanaam luy soxali suñu wàllum koom. Qui n'est pas juste une compagnie aérienne, c'est à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand
qui est un projet de développement économique. boobu nag suqaliku si wàllu koom-koom ngir rek Air Sénégal mën see am ndam faw rek mu jaaree si ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na bu baax a baax si liggéey bi te ñu war a doon ay doomu Sénégal la moom directeur bi Ibrahima Kane maa ngi siy bàyyi xel. Aujourd'hui, Air Sénégal est en train de recruter 20 cadets pilotes. ñun nag fii si Air Sénégal dañ soxla ñaar fukki cadet pilote naka noonu fanweeri yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si réparer ak ay avion ndaxte Sénégal fii bu ñu xaymaa am fi sax lu tolloog fukk si ñuy réparer avion si atum 2001 vol yi nga xam ne moo doon am diggante Dakar ak Paris dañ koo dakkaloon naka noonu yu ni mel yu bari moo tax nag fi mu toll nii dañoo bëgg soppi doxalin li fi amoon jóge fii. Le marché a changé, il n'est plus le même, c'est ça la différence entre Air Sénégal et ce qui se passait avant. kaaraange Air Sénégal dafa mel ni jamono jële jël nañ ci matuwaay yu bëree bëri waaye ñoom yemuñu foofu bëgg na itam bi la compagnie ba ñu nuru ak benn loola waral esprit teraanga bi nga xam ni xam nañ ko fii si biir Sénégal mu doon lu nga xam ni danañ ko wéyal si biir avion yi. Que les gens puissent accueillir la personne. li bëgg nag moo di client bi bu nekkee suñuy avion mel na mu ngi si biir këram lépp loo xam tamit dafay wane sànnu Sénégal ñu gis nga suñu biir vol yi le concrètes mais qui viennent de nos racines. tradition yi Sénégal ñu nar leen a gis si biir ay avion wu Air Sénégal bi la compagnie nag nga xam ni tey jii am na ñetti at daanaka ubbeeku nañ si ñetti continent si juróom yi nga xam ni ñoom ñoo am si àdduna bi loolu di firndeel ni léegi rek ñu wër àdduna bi. mu nekkoon Migui Maram Ndiaye ak Souleymane Diallo envoyé spéciaux groupe E-Media Invest ca Washington nekk ca États-Unis ñu àddu ci reportage yu bis bi jëm si jigéen ñi nga xamante ni dañuy utiliser ay produits ngir mën a yokk seen yaram jëm nag si fànn gu nekk muy tamit seen ginnaaw waaye li ni mel mën na am ay effets secondaires yu doy waar. Ami Diouf ak Seydina May doxantu nañ ca marché Dior waxtaan ñi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay lu ni mel yooyu le produit mat na def nànk Ami Diouf nañ siy teewlu. comprimé sirop huile crème wala sax suppositoire méthode bu bees bi xale yu jigéen ñi jël pour yokk seeni ginnaaw wala seeni dënn. fii ci marché Dior ñu fekk fi boutique bii di jaay yi produit bu ci nekk ak nañ koy defee. fii moom mu ngi dox moom macha allah xale jigéen ñi ñu ngi ko jël si fii ñu ci kontaan loolu nag ndax produit yi moom mu ngi marché am na bum bum bi pommade naturelle la pour grossir ses parties intimes fessier sein ak ween ak comme soo xëyee matin rek soo sango ba pare après nga diw partie yi nga xamante ne moom nga bëgg mu grossir am na tamit bobaraba bi am na tamit jinawel bi moom tamit efficace na. produit yi am góor ñu koy jëfandikoo comme ni ko jigéen ñi di jëfandikoo Marème Diop di topp ay clientam ngir muccal leen ci effet secondaire yi. xale yi jigéen ñi dañ ko bëgg parce que góor ñi ci boppam léegi ñoo bëgg jigéen bu am ginnaaw moo tax ñoom ñu ciy rey seen bopp ak mais da ngay gis ku jël comprimé commencé développer ay lexam génn wala sein yi génn da koy xeeb muy yokk xam nga nee nañ lu ëpp tuuru soo ci defee man boo defee man ma lay xool di lay gis nga fii ñëw ma lay jaay am na niveau boo xam ne fa toll ma naan la arrêté parce que xol bee tax am na yaram yoo xam ne àndul ak xol. xale yu jigéen ñu bëri di utiliser yi les produits ngir mën a bégal seeni góor Fatou Diagne naturel bi moo ko gënal. non man moom du ma ko jël moom je préfère man rester naturel moo ma gën a may utiliser yoo xam ne am na ay risques. jong xam nga nag jigéen na dafa war a jongoma mais tamit société bi am na ci part de responsabilité parce que dañ dee gis naan la bu dee da nga tuuti. yow da nga tuuti xanaa gisoo sa morom yaa ngi nii di jongoma di def yi di la encouragé nga def ko te yow boo xool bu dee nag sa santé mayu la ko tamit nga dugg ci boo deewee aussi yaay perte. jafe na loolu nga dugg ci internet bi te doo gis ñuy jaay yi la xeetu produit ngir yokku ci ay fan yu néew monte nañ koy defaree ak fa mu jógee kenn xamu ko li ni mel mën a am ay njeexital ci wér gi yaramu nit ki lu ci mel ni nelaw yu bëri hypertension artérielle wala sax feebaru xol. mu nekkoon reportage bu Ami Diouf ak Seydina Mbaye mi nekkoon ci caméra bi
ñu àddu ci wàllu tàggat yaram afro basket ñetti waxtu ci kanam tuuti Sénégal dina tamit jàngonte ak Côte d'Ivoire ci demi-finale afro basket ñaari équipe yooyu rek nekk na ay ñaari équipe yu xamante bu baax a baax ndax atum 1997 ba tey ñu ngi dese ci ay compétition continentale ku ci nekk nag am nga juróom-ñetti ndam moo tax boobu le match du yomb Sékou Seydi moo toogal E-Media Invest ca Kigali nekk suñu ndaw bu ñu fa yebal ñu teewlu ko. bii di ñaari fukk ak juróom-ñeenteelu yoon gaynde yi di jongante Afrobasket ñu daal di manqué woon édition 1962 yi ci topp yëpp ñu daal di ci bokk fukk ak juróom-benn yoon sax bokk nañ ko ci podium bi juróom médaille d'or juróom-benn argent ak juróom bronze depuis édition bu 1997 nga xamante ne ñoo ko gagné woon à domicile. gaynde yi bokkaatuñu ci final bo édition bu 2005 nga xamante ni Boniface Ndong mi tàggat gaynde yi tey moo nekk comme MVP bi ñu amaloon ko ca Angola. Côte d'Ivoire moom nag joué wul final depuis 1985 mu nekkoon sa ñaareel bi yoon ñuy jël bii le raaya éléphant yi juróomi yoon rek la ñuy ci podium bi nekk fukk ak juróom-ñeenteelu yoon Sénégal ak Côte d'Ivoire di tase depuis atum 1997 nga xam ne gaynde yi ñoo jëloon ndam lii. ñu gagné woon leen ci match de poule 95-78 bi ci topp di édition 1999 ca Angola Sénégal daal di gagné Côte d'Ivoire ci match de classement 87-70 ci Afrobasket bi ñu doon amal ci atum 2001 ca Maroc Sénégal daal di jël itam ndam li 73-60 ci match de classement seen jongante bu mujj bi atum 2013 la woon ca Côte d'Ivoire nga xam ne moo dalloo woon Afrobasket bi ci match 3e place bi 57-56 la ñooñu viando yi gagné woon match boobee Côte d'Ivoire moom itam juróom-ñetti yoon gagné na ko Sénégal ci atum 2007 nga xamante ni ñu woon amal Afrobasket bi ca Angola gaynde yi ñàkkoon seen match de poule 65-63 atum 2009 ca Libye ci quart de finale la woon 84-78 ak 2011 ca Madagascar boobu itam quart de finale la woon gaynde yi ñàkk match bi 75-59 match de poule bu mujj ca Côte d'Ivoire la woon ca Abidjan nga xamante ni moo doon dalloo Afrobasket bi 2013 Sénégal daal di ñàkk match boobee 74-46 Sénégal ak Côte d'Ivoire dañu laale ci samedi bi fukk ak juróom-ñeenteelu yoon bi jëm ci demi-finale Afrobasket nga xamante ni ñaari équipe yi daanaka ñoo tolloo doole ci wàllum statistique ci sax équipe bi ëpp lu mu dugal di Sénégal 374 points Côte d'Ivoire moo ci topp am 353 points. dañuy àddu jëm ci wàllum article de la semaine lu gën a fësal si semaine bi bokk na si lu jëm ci wàllum njëg yi nga xamante ni dafa yokk muy sukkër si. dëwlin bi ak ñoom seen comme ñi nga xamante ni ñi sant jaxate may mbir mi fonk nañ ko trop moo tax Mamadou Ndiaye directeur site emedia.sn def si jàngat taxaw seetlu gu am solo ñu teewlu ko. suukar manqué dëwlin ceeb farine yooyu yëpp njëg li dafa yokku mu nekk lu doy waar emedia.sn def si taxaw seetlu. base de prix day ñëw sabar bu tas wala sabar buy door ndax ñëppay tuddoo te donc kenn du dégg te bon lii sa morom di tëgg par conséquent aussi ñi ñëw di seetaan tamit lu ñu xam lu ñuy fecc donc prix tamit amoon fi jamono noonu la tëddee woon saa su nit yi yeewoo rek war a dem boutique bi di jënd mbir wóoru la ndax li nga fa bàyyoon biig moom ngay fekkaat ci ëllëg sax ci dem marché tamit waxee noppi ak ci dem ci magasin yi wala ci dem ci surface commerciale yi ba nga xam ne prix yi toogatuñu woon benn place te naka jekk économie li koy lal mooy non seulement mu am déggoo ci naka la yëf yi war a tëddee mais en même temps aussi peut-être que bon voilà pendant une certaine période bu dara xewlee la xewoon rek moom mooy jolli mais Sénégalais dañuy yow rek chaque jour ñu ne leen ceeb yokku na diwlin yokku na ñu ne leen suukar yokku na suukar bi sax day moo indi ji jaax bi yëpp suukar bi la ensuite ñu ne peut-être aussi diwlin yokku na wala ñu ne tomate yokku na donc ku daan tàmm di yóbbu juróom-benn téeméer marché ko di duggi bu yóbbaatee même juróom-benn téeméer yooyu wóor ko mu indiwaat li mu fa daan indi wala ñu fa daan jëlee
des fois sax même jaaykatu jën yi ak jaaykatu yàpp yi wala jaaykatu ginaar yi ñoom dañuy bokk ci fecc bi parce que dañuy ne ñoom it ndagam njëgee ba yokku ñoom it dañuy yokk seen yëf parce que ci la ñuy war a mën a gis seen bopp. lii yëpp bokk na si lu ko waral lépp lu jëm ci wàllum intrant industriel ak matière première yi nga xamante ni bitim réew nañ cey jëgaat. lu ëpp ci ñun li ñuy jëriñoo ci suñu wàllu togg bitim réew ñu koy jëgaani ji loolu daaw waxoon naa ko fi ci benn article tamit mais yàgg naa di ko joytu tam ci sama éditoriaux pour wane ne jot na nag pour ñun ñu war a gës ci suñu dëkk ñun réew yëpp gëstoo seen dëkk parce que yeneen réew yi dañ toog mars 2020 avril 2020 rek ñu ne nañ tëj frontières yi kon benn pepp ceeb dootul génn ci réew Asie du Sud-Est parce que foofu lañ daan dem di uti ceeb en tout cas gàmmu si mais ndagam léegi tëj nañ seen frontière ñun nag ñuy xoolaat léegi ban jublukaay la ñuy dem pour uti fa ceeb te fi ñu daan di utee ceeb boobu buñ ko amatulee Sénégalais yi ci seen bopp comme ñoom tamit dañoo xaw a doy waat parce que ceeb boo leen indi leen ceebu Siam moo leen dàqal wala ceebu Asie moo leen dàqal boo leen indiwaatee yeneen ceeb gros grain wala pain plus dur ñoom du leen neex donc loolu rek déjà nekkoon na benn alerte pour ñun ba nga xam ne ñun fii ci biir réew mi waroon nañ fi mën a yaatal géew bi ba nga xam ne bu dee ceeb mu yaatu dinañ ci am ay stock ñu denc leen te élevage li gis nga de stock yooyu ngay denc moom mooy permettre que état bi ëllëg ci biir bu gisee lu dëppoowul ak lu mu santaane woon moom dina war a mën a génne stock am teg ko ci marché bi ku mel ni yow ak man war fa mën a dem jëndi te fekk peut-être wala commerçant yi wala grossistes yi wala demi grossistes yi duñu la lor. ndax Sénégal bor bu mu amee daf ko sonnal trop comme ñu ko ñenn ñi di gisee éditorialiste bu site eMédia.sn ni mbir mi dafa jar ñu def si nànk leeral yi la si indi. soo xoolee peut-être les critères de convergence donc de l'UEMOA Sénégal peut-être mu ngi ci critères yi parce que son taux d'endettement weesoogul 70% de son PNB et am naa yaakaar na peut-être xëy na foofu ndagam UEMOA moom moo tëraloon charte boobu te état yi war ci tënku bon yaakaar naa ne Sénégal aussi tënku ci loolu mais leneen li xam naa fi nga bëgg a indi question bi mooy que peut-être bon voilà état bi dafa endetté woon dafa lebi woon xaalis koppor bu takku sax pour mën a maanaam financer ay investissement yi aussi waroon na jur emploi te bu juróon emploi aussi ña cay liggéey ku ci nekk peut-être bon boo delloo sa kër aussi di fa indi dara buy tax famille bi tamit di am un accroissement de revenu wala di permettre quand même au moins di souder yenn yi kon léegi état bi peut-être bon voilà fa mu daan dem di lebi ñooñu tamit xaw nañu banque seen loxo tuuti mais état bi tamit échéance yi mu war a fay bor yi mu leboon mu ngi commencé jot kon nag moom ci boppam sax tooxi dooni bi nekk ci askan wi xaw na tegu ci ndoddam moom it à moins que mu demandé waat un rééchelonnement de l'endettement pour mu permettre moom mu comme tout le monde. lan nañuy wax nag ci askan bi lu muy jëfandikoo te mu manqué naka noonu tamit ñenn ñi jàpp ni commerçant yi dañu rënk yenn marchandises yi moo tax consommateurs yi ak commerçant yi ku si nekk ni responsabilité bi yaa ko féetewoo sa boobu la jamono ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a réguler marché bi lan moo si seen taxawaay conseil national de la consommation amaloon nañ ko talaata bi ñu génn acteurs yëpp ñu ngi fa woon doon waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum jënd ak jaay yaakaar mën na aman. état bi moom moo njëkk a baat ne kaay leen ma xamal leen li nga xam ne yàgg naa leen ko wax mooy que néew ji doole ji ci réew mi man dama leen di jàppale tànk parce que seen diggante ak ñoom man maa fa féete wàññil leen peut-être bon seen bi wala boog bu fekkee ne peut-être moom man bu ma tegee taxe ci li ngeen di jaay yéen da ngeen koy répercuter ci néew ji doole ji di ko mën a jënd kon nag man taxe bi ma ci doon teg ba mu leen di jaral ngeen di yokkute bi man teggi naa taxe boobu kon xam nga peut-être bon commerçant yi tamit ndagam dañ ne woon ne état bi daf ñu taxe ñun tamit ñu répercuter commerçant yi kon nag léegi ñun tegg nañu taxe bi beneen bi mooy ne léegi fii ak diir la ma daan dugal ci koppor ci ay recettes mën naa ko muñ naam sax déficit la ay 1,5 milliard par mois xam nga loolu bëri na mais état bi nee na nangu naa gëm na pour pendant cette période là yëpp man du ma encaisser dara lu jóge ci yéen tamit loolu ndimbal la pour yéen commerçant yi parce que ay taxes yi ngeen doon fay la te ngeen ko fay ñii la tamit peut-être bon li ñu leen yokkal ñu koy fay dootuñu ko fay kon nag déggoo war na mën a am plus nag maintenant état bi ne nañu xoolaat na peut-être suñu koomu réew ba nga xam ne yenn yi dootuñu dem toujours di ko jéggaani bitim réew parce que loolu tamit pour yoruñu maanaam. dund gi nekk lu am solo
te askan bi di ko bàyyi xel saa su nekk loolu yëpp bokk si lu ñuy wax stabilité sociale te lu mat a bàyyi xel. beneen numéro article de la semaine samedi bii di ñëw lay doon incha allah ñu jeexale lu gën a fës si yéenekaay yi si bile xibaar ak Baba Ndiaye. mbaa yéene nga ca ginnaaw njëkk yi yokk ba jéggi dayo ci réewum Sénégal le quotidien ni ñoo lànk na dañu fas yéene wàcc ci mbedd bi yëngi-yënga ndaxte nee nañu njëg yi yokk ci réew mi du dëgg yoon ba tax ñu ne aljuma gi ñu dëgmal dañoo fas yéene wàcc ci mbedd bi yëngi-yëngal ngir njëg yi wàcc te bu bés ba lañu fas yéene sapp ci réew mi opération fayu jot na yéeglekaay bi ne UNSAS ñoom nag ñoo ngay jokkori baaraamu tuuma jëwri gu ñu dëkk wàññi beeg njaay mi Aminata Assome Diatta ndaxte nee nañu bu njëg yi seere ba jéggi dayo ci réew mi loxoom daal génnu ca ma dema so ak gaayam ne ceeb beeg diwlin beeg suukar si njëg yi yokk ba jéggi dayo daal ñàkku ay njeexante ci askanu Sénégal bi métti na de les économies ginnaaw nag yokkute njëgi ci réew mi UNSAS ne dafa fas yéene dem ci gréew ndaxte nee na li am ci réew mi daal du dëgg du yoon ba noppi jokkori baaraamu tuuma jëwri gu ñu dénk waa njëriñ meeg njaay mi ma dem ba soog ak gaayam ñu ngay woo état bu Sénégal ngir mu taxaw temm ngir yenn commerçant yi ñuy def ci réew mi ci marché bu Sénégal mu jeex fi tàkk ndaxte nee nañu bépp jaaykat woo xam ne def nga fi loolu foor ko def ba yokku njëgi ci anam yu jaaduwul dañu war a rëq sa ndigg vox bi ne ñoo lànk tàmbali nañu opération fayu jot na ngir teggi daan nguurub njiitu réew mi Macky Sall yéeglekaay bi ne UNSAS itam joxe na lu toll ci juróom-ñaari digle ngir génn ci njëgi dund gi seer ba jéggi dayo libération ne xeex wu tar moo am ca Ziguinchor ca préfecture ba ndax gars yi bokk ci APR ak Pastef ñu doon rag-rag gu metti ku jalaa ñoo sous préfecture ba mel ni sabar gu tas yéeglekaay bi jox kaddu gi Abdoul Aziz Cissé bu Pastef mu ñu xamal ne gars yi nag fu ne lañu bàyyi ko ci réew mi te waa APR ñu leen fa indi ñii jóge Kaolack ñii jóge Diourbel ñi ca des Ndakaaru taw sax bu APR ne militant yi Pastef yi ñoom seen taxawaay ci boobu moo baaxul te nag lii raam ci ñeg bi la jëm te su fa amee ko du fa gaaw jóg lii am ca Ziguinchor moo am ca Grand Dakar ni ki démb les économies Ndeye Saly Diop Dieng ministre bu ñu dénk wàllu jigéen ñi ndaw yi la ñuy tuumaal ni dafa def ay transfert yoo xam ne gars yi ci banlieue bu Dakar la ñu jógee ñii yëmbal ñetti des fu ne ngir dik indi leen fa ngir ñu bindu ci liste électorale yi loolee la opposition bu Grand Dakar bañ ba tëdd ci naaj ne moo ko yëndu ci dal ba tax ñu bloqué commission bi yéeglekaay bi ne en tout cas démb Grand Dakar tàng na jër ginnaaw defante gu saf ci ñi farak APR ak ñi fa ci opposition bi ndaxte gars yi nee nañu transfert yi ñu bëgg a def daal du ci dal yéeglekaay bi ne bu police ñëw woon kon lambaay dina ñaw ndax déet gu bëri dina fa tuur les économies élection locale yu dégg ma du sedd mukk ci Médina ndaxte Bamba Fall maire ba ma ngay taj ko waa APR critique ne àndandoo Khalifa Babacar Sall même Dakar bu woon ak Ousmane Sonko jiitu Pastef waa lii tamit mu doon yéeglekaay bi ne système beeg anti système bi ñoom ñaar ñoo ànd ci coalition Yewwi Askan Wi Vox Populi coalition Yewwi Askan Wi nag moo am xew dëgg na ci réewum Sénégal ndax moo fas yéene defante sampal ndënd coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne mësta ñàkk élection ci mim réew professeur Moussa Diaw ne coalition Yewwi Askan Wi ay wërsëgam daal ngir gagner élection locale daal bañul l'observateur jox kàddu gi Abdoul Mbaye njiitu acte ba noppi bokk ci CRD ni ñàkkul leeraange ak calcul yi nga xam ne gars yi seeg Yewwi Askan Wi ñu koy def lii tax ba ñoom bokkuñu ci kuréel gi grand place ni ki am xew dëgg na ma Amadou Wat ci Kër Massar ndaxte waxtu wi ci guddi gu ba séddagul la nekk libération moom ma nga ci affaire Alexia Kanté yéeglekaay bi ne enquête bi nag lu mu wax jëm ci ndaw si la mu doon liggéey ci réew Sénégal daal doy la waar te képp ki nga xam ne pikir na la ngir yokk sa wang boobu ba tey sa yaram dafa sutante maanaam ci ko gàttal dafa am ay effet secondaire ñu bàkku jëm ci lamb ji sunu lamb yéeglekaay bi ne Balla Gaye 2 combat yi nga xam ne am na ko loolee ko wër ndomb ndax ginnaaw combat am ak Bombardier Gris Bordeaux Boy Niang 2 ak Eumeu Sène l'observateur ne musiba dëgg nag moo am ca Daaru Musti ndax benn waay moo mandi bay tërëf jël jaasi dàq ji jabaram ngir rey ko mais da ngay seet loolu rek di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Baba Ndiaye ñu doon ñëw ak ñun si lu gën a fës si yéenekaay mbokk téléspectateurs yi lii moo gënoon fës si xibaaru njolloor si 18h45 yeneen xibaar ci kàllaama wolof ak Cheikh Sall 19h45 si français ak Oussama Monique Sagna mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm baax di leen sant amoon seen fay ñu yenn si jàmm ba benn yoon.